Dans les titres de ce journal, 47 milliards 675 millions de francs CFA, c'est la somme globale de la valeur des bijoux et argent trouvés dans les comptes bancaires et coffres de Aïda Ndiong. C'est une révélation du procureur de la République. Serigne Bassirou Gueye était face à la presse cet après-midi. Damsila. La somme attire l'attention. 47 milliards 675 millions de francs CFA, c'est le montant global trouvé par la justice dans le cadre des enquêtes sur le dossier d'Aïda Ndiong. Face à la presse, le procureur de la République est revenu sur quelques détails de son enrichissement. À la date du 7 janvier 2014, l'ouverture de 7 coffres appartenant à Mme Aïda Ndiong ou à des sociétés qui sont sa propriété, ainsi que l'exploitation des documents. ndax man benn baax laay jàppe nit bu ma amoon lu ma naqadi 1000 fois bu nu xasee ba seq lu baax rek lu baax looloo tax du ma sore ci ay wax muy sama rakk nag ndax ku ñu tëj kaso ma mën ko seede tey ñu ne yaa ko tëj kaso nga dem ci suuf di jox dépense këram kooku yaa ko tëj kaso est-ce que du dogalu yàlla est-ce que yéene na ma kaso yéenewuma ko, dogalu yàlla moo ñëw ci sama kaw. C'est mon destin comme je l'ai dit ñi ko fomenté woon nag ak di sos ak di fabriquer ñooñu tey ñoo dem seen yoon taxaw di saaga ak di xaste ak di bind ci journaux yi waaye yàgg bawul dara moo tax jaamu yàlla bu nekk ñaan gudd fan ak wér. ma wax nag ni tey jii di 1er avril 2021 Razan gi nga xam ni mooy le réseau des amis et sympathisants de Aïda Ndiong ànd na ak président Macky Sall définitivement topp ci gannaawam di ko jàppale te itam may ñaan yàlla wér ak gudd fan pour mën a am kàttan. En ce qui concerne Mme Aïda Ndiong, il y avait 2 procédures distinctes. La première procédure, c'était celle qui a été tranchée par les juridictions de droit commun. Le tribunal de grande instance de Dakar, la Cour d'appel et la Cour suprême. Et ces décisions portaient sur l'escroquerie et le détournement de deniers publics. L'escroquerie et le détournement de deniers publics. Sur ces questions, la Cour suprême a condamné Mme Ndiong et a ordonné la confiscation de ses biens. La deuxième... pour sama déclaration délégation région yi par benn rek laa wax nañu ñëw pour ñu fekk si ko parce que dañ ñu ci bari sax région yi ci bari dañu sore ay Casamance tey ñoom itam ñu ngay def point de presse Saint-Louis ñu ngay préparé pour def point de presse ak tant d'autres pour adhérer à Benno Bokk Yaakaar ñu leen di xamal rek ni leen bis naka tey raison yi tax ma évoqué ko wax naa leen ko macha allah projet yi liggéey bi mu liggéey ci réew mi ci 9 ans yi mu fi def wax fa dëgg yàlla waxuma ne keneen def ko fi de waaye góorgóorlu na te itam nit buy góorgóorlu na nga ne ko jërëjëf wala jàmbaar nga dana ko encouragé ma leen di seedeel ni leen président Macky Sall ak gouvernement am programme bi nga xam ni mu yoonu yokkute mu changé ko par le PSE bare na li mu fi def na lool macha allah daf fekk nag xam nga africain boo ko joxee goudron bu rafet nga def autoroute yu rafet nga def usine yu rafet loo mën a def lu rafet doyu ko moom jox ko saaku ceebam jox ko dëwlinam jox ko dépense am mu jënd coof togg ceeb lekk ba suur naan attaayam fëgg biiram jël 50 000 wala 100 000 def ci. asalaamaaleykum mbokk yi ñëwaat naa ci xeex bi may xeex tey nag fi may ñëw ci benn saay-saay bu ñuy wax Aïda Ndiong caga bu ñuy wax Aïda Ndiong màggatu caga googu nga xamante bi mooy Aïda Ndiong dama ko gis nag muy def déclaré mook Aline Sall ne day transiment ne day ànd ak Macky Sall Aïda Ndiong nag bu ngeen ko xamul moo fi sàccan 47 milliards yi ñu jàpp ko noq ko ci kaso bi 47 milliards ak lu topp la sàccan ñu jàpp ko noq ko ci kaso bi biñ ko noq ci kaso bi mu def ay deal ba génn ca kaso ba xam nga politiciens yi rek ñoom ay saay-saay lan dañu sàcc ba pare def seeni deal ba génn ca kaso ba waaw kon Aïda Ndiong ci ay deal la génn ca kaso ba Aïda Ndiong moom nag moo ñëw tey bëgg ñoo gëmloo Macky Sall ak di tàggal Macky Sall ay maamam ak di limal Macky Sall bilaam ak di saaga africain yi di saaga sénégalais yi naan africain boo ko joxee mu lekk ba regg di wax ko daanu ci seret daal moom Aïda Ndiong caga boobu ñuy wax Aïda Ndiong
nga xam ne heure bi doon fekk ci jàkk yeeg ci jumaa yi muy tuub génn alal ji nga xam ne da koo sàcc mu delloo ko askan wi boole ko tuub nga xam ne benn baa ngi yomal xiyam benn baa ngi ci àddina bi mais defut loolu da ko fekk muy saaga sénégalais yi. maa ngi dégg sa biir wax nga naan Macky Sall bañ la jàppee moo la daan joxeel dépasse yow loolu da nga ko wax pour neexal Macky Sall pour di ko baab mais Macky Sall mënu laa protéger ci alal ji nga xam ne da nga koo sàcc loolu say boo nga bàyyi ci sa xel. Macky Sall li ko fi dese bareetul Macky Sall ndegam ab mandaam dina àgg loolu bu àggee dina ma jaaxal te dama koy bamtuwaat na mandaam Macky Sall bu àggee dina ma jaaxal. Macky Sall du yow yaa ñuy gëmloo Macky Sall amul bilan Macky Sall mënul amul xam-xam Macky Sall si li muy dox ci kàcc ci askan wi ak fen ak wax loo xam ne du ko def kon waxi Macky Sall jurut dóor sa doom. Macky Sall lu mu liggéey ci 9 ans mënu ko liggéey ci li des ci mandaam. Macky Sall benn mandat lañ ko falan te li tax ñu fal ko mooy yaa fi sës mooy tax a falu dafa wor. Macky Sall 2012 bi nga xamante gaa yi ña nga ca place indépendance di dajaloo foofu naan Ablaye Wade du bokk ci élection yi di xeex 3e mandat bi Macky Sall dafa rocciku dem campagne mook Ablaye Wade kese si terrain bi ñuy campagne ba Moustapha Niass ak Tanor Dieng mi nga xamante fi mu toll nii moo ngi safara Tanor Dieng faatu na moo ngi safara fi mu toll nii mook jibo ko moom ci nguuru Ablaye Wade la nekkan boobu dafa tracement moo ngi ci nguuru Ablaye Wade jibo ko saay boobu waaw Ousmane Tanor Dieng ñoom Moustapha Niass naan Macky Sall ab workat la candidat bu mook Ablaye Wade ñoo ànd Idrissa Seck ne ab tabax bu amul fondement tabax ba day gaaw a daanu loolu ñoom ñoo ko waxal ñoom ñëpp boobu campagne yu woon ña nga foofoon di xeex ci place indépendance di xeex candidat bu Ablaye Wade 3e mandat bi Macky Sall rocc ko dem campagne yi looloo fal Macky Sall loolu mooy fal Macky Sall yaa fi sis moo tax a falo looloo fal Macky Sall pas sénégalais yi dañ koo kii ak yooyu waaw loolu na ci sénégalais yëpp bàyyi xel 2e mandat bi da ko sàcc ñëpp xam nañ ne gañewu ko da ko sàcc nit ñi bañ a tuur deret seet neex bàyyi ko noonu mais inchaallahu ndegam neex na suñu borom Macky Sall dana dem ci nii wala ci nee rek loolu laa ko wax kon Aïda Ndiongue yi ngay wax tëjal sa gémmiñ da ngeen ne tiit li tax ngeen tiit seen sàcc milliards yi ngeen yor foog bëgg milliards yi ngeen yor yaakaar ne Macky Sall ab faramason bu mel ne Macky Sall dana fi tegaat beneen candidat bu mel ni Idriss Seck bi nga xam ne ab góor jigéen la candidat bu Idriss Seck boobu dana gagné Idriss Seck candidat am du mos a gagné ci Sénégal Idi li ko sërif bi wax mooy dëgg Idi du mos a gagné ñoom ñëpp ñoo ànd ay saay-saay lan kon loolu na ci sénégalais yi bàyyi xel ñeneen danañ tracement ñeneen dinañu tracement loolu na ci sénégalais yëpp bàyyi xel kon Aïda Ndiongue na tëj gémmiñam na mujjee wax di njëkk a noppi loolu laa koy wax ak caga la rek caga boo xamante bi tekkiwul dara ca du mos a tekki dara loolu na ci sénégalais yi bàyyi xel kon na sénégalais yi yeewu ci politiciens yi gëmuñu Sénégal politiciens yi gëmuñu réew mi politiciens yi duñ liggéeyal askan wi politiciens yi si li ñuy dox affaire dil ak fen ak lu ñu def seen poos ak lu ñu lekk ñoom loolu la ñuy wër ay saay-saay lan ay naafiq lan lekk nañ alalu askan wi yaakaar na rawaguñu kon na sénégalais yi takku ba dëgër fes yéene jóg fes yéene xeex ak saay-saay si nekk Sénégal 1960 ba léegi ñi lekk sénégalais yi yaakaar na sénégalais yi dañuy nelaw sénégalais yi yeewu nan te inchaallahu ndegam neex na suñu borom révolution bii nga xam ne commencé nañ ko 2e vague bii képp ku dox suñu digganteeg suñu révolution bii dinañu jaar sa kaw jàll loolu laa leen di wax yow Aïda Ndiongue ak ñi jàppale Macky Sall loolu laa leen di wax bu ngeen foogee na raw ngeen yéen a ngi nax seen bopp si su Macky Sall boobu nga xamante bi ay xaritam ak i saay-saay la fa teg ñoo la àtte nga def ay deal bañ génn ba ñoo def ay deal ba nga génn joxewu alalu askan wi si boobu waxuñu ay waxam procureur bi Serigne Bassirou Gueye ab saay-saay boo xam tekkiwu dara procureur bu Macky Sall ab saay-saay la politicien la ay saay-saay leen ay siis yoo xam dañ leen di guerre siis yu baax kenn du leen teg siis yu bon yi nga xam dañ leen di guerre ñooñu la ñuy teg ak procureur yi nga xam ne ay saay-saay lan la ñuy teg procureur yu Macky Sall ñooñu waxuñu seeni wax inchaallahu ndegam neex na yàlla bu révolution bi bu sottee te inchaallahu ndegam neex na suñu borom dana sotti bu boobaa nag danañ teg siis bu jaar yoon
procureur bu dëgg koo xamante bi askan wi la fi nekkal justice boo xamante bi askan wi la fi nekkal ku mu wiise rek na da nga sàcc alalu askan wi kooku kenn du am sikki sàkk na dafa sàcc alalu askan wi bu boobaa Aïda Ndiongue mi nga xamante ab saay-saay la 47 milliards ak topp la sàcc foog na raw na def ay deal bañ ba ko mu dem tracement foog na raw na ak yeneen tracement yi nekk ci nguur gi ñoom ñëpp danañ leen siisewaat képp ki nga xamante bi lekk nga alalu askan wi da nga ko gëq kon sàcc si ñi nekk ci opposant rek ñoom ñëpp képp ki nga xam da nga sàcc alalu askan wi da nga ko gëq ñoom ñëpp a yem képp ku sàcc da nga ko gëq justice bi dina ñëw justice bu jaar yoon procureur bu jaar yoon incha allahu révolution bi deuxième vague bi bu boobaa saay-saay si ñoom ñëpp danañ leen dégager foofu bu kenn gëlëmal xelu askan wi naan ñu wàccaan ay terroriste la ak nangam ak te ñu gëmloo nit ñi kenn yàqu fi dara yéen li ngeen yàq maré day taal yi li ngeen yàq ci alalu askan wi 1960 ba léegi yéen a ngi yàq bëgg a dox ci kaw askan wi kon bu kenn gëlëmal xelu askan wi gars yi li ñu yàq seen alal la kër politique say tekki bu ñu dara kër ñun ñoo ko moom buñ fa fekk seen jabar yi sax am nañ droit tëdd seen jabar yi kon bu leen ñu fontoo sta yi nag gis ngeen yéen a ngi nekk ci télé yi wax rek di wax rek di kàcc yi dem rek fu ne la ñuy génne fu ne la ñuy waxe ay saay-saay lan waa Israël yi ay saay-saay leen ñoom politiciens yi ay nafiq leen kon caga bu mel ni Aïda Ndiongue foofu laay yemee ak moom foofu laay yemale vidéo bi ci caga bu mel ni Aïda Ndiongue na tëj gémmiñam ab tracement boo xam si deretu askanu si lay dundee tekkiwul dara ca du mos a tekki dara boo foogee na raw nga yaa ngi nax sa bopp loolu laa lay wax jërëjëfati Serigne Touba jaaraama Cheikh Ibrahima Fall dañuy xeex di dem rek kenn mënta tax ba duñu xeex ak saay-saay seeg na féq si ak ñi nga xam ne bëgg nañoo dox ci kaw askan wi ñu dox ci kaw askan wi